ngeen ko gisee Dakaru daanaka presqu'île la rek dëkk bu tuuti la 0,3% la si territoire bi mais yàlla def na daanaka 30% wu nit ñi Dakar la ñu dundee donc 30% wu 17 bu 14 millions de Sénégalais ñu ngi Dakar am na sax ñu naan 45% yi ñu ngi Dakar kon loolu bu amee dëkk bi dafa gën a yaatu mu gën a yaatu bi nga xamee ni président de la république ak projet yi ambitieux yi nga xam ni ŋànk na ko yi nga xam ni mu ngi koy doxal biñ ci xalaat mooy pôle urbain yi Diamniadio Diass Lac Rose ak Diass bi nga xam ni fan yi passé ci lañ ko la aéroport bi ubbi donc ville yu bees dinañu tabax de fait autour même de l'aéroport donc lu muy jur mooy soxla bi day gën a yokk te ñëpp gis nañ ni dernier investissement yi nga xam ni defoon nañ ko ci mbirum ndox fii ci Dakaru daanaka yàgg na lool am na fukki at ak juróom Dakaru boobu ak bu tey bokkatu Dakar dem na ba tax ak Thiès bi nga xam ni fii la ñu nekk donc malgré effort yi nga xam ni yëpp gouvernement bi mu ngi koy def gas ay forage par-ci par-là du loo xam ni mooy indi solution bi du moom moo koy faj moo tax gouvernement bi defar lu ñuy wax schéma directeur muy outil de planification bi nga xam ni ay gëstu yu xóot la yu yaatu la moo lay wan lépp loo xam ni war nga ko def ci investissement structurant fii ak at yu bari fii ak ñaar fukki at yu ñëw loolu moo indi KMS 3 moo tax ñu gis ni nga ñu war a defar usine bu bees boo xam ni capacité bi dina war a toll ci 200 millions wu litres ci suñu ndox kooku mooy ñeenti yoon usine njiij bi nga xam ni tabax nañ ko 1971 mooy tamit ñaari yoon yi nga xam ni usine bi mujj bi nga xam ni 2004 la moo lay wan soxla ndox ak am ambition am yéene faj mbirum ndoxu Sénégal lu mu ittelee ku ñu ay kilifa nu mu ittelee gouvernement wu Sénégal usine boobu gënañ ko il faut que buñ ko dabaxee ndox mi ñoom Dakar kon il faut que ñu transporter ko moo waral conduite yi muy conduite yoo xam ni guléet ñu ngi koy doog a posé Sénégal ndaxte 1m60 1m50 la am en diamètre nit sax mën na ci dox donc pour wane doole ndox mi pour wane sakkanaayu ndox moomu donc conduite yooyu dina jóge Lac de Guiers dem ba Dakaru dina romb Thiès bi Thiès nag pour lan Thiès parce que Thiès yàlla nga fa def sax tamit ni daanaka projet wu PSE yëpp fi lay jaar te KMS 3 mooy ñeenteelu projet Sénégal bu Sénégal émergent donc buñ ci génnee AIBD génne ci TER bi génne ci Ila Touba donc conduite yooyu moom la mooy aw fii te gëm nañ ni tamit loolu sax moom moo ñu wóor que ak projet bi jafe-jafe ndox ci Dakaru gëm naa ni mën na dàqu fii ba 2035 incha allah waaw lépp lem na xaalis bi taxaw na ndaxte 274 milliards le gouvernement bi dem na mobiliser ko ci partenaires financiers mi ki ci jëkk mooy banque islamique de développement banque européenne d'investissement agence française de développement banque africaine de développement banque mondiale tamit gasul ci gannaaw wante surtout gouvernement bi tamit dugal na ci 5% loolu toll ci fukki milliards ak juróom ci suñu xaalis wante it pour que liggéey bi gën a gaaw xaalis bi yëpp dafa taxaw moo waral tey ci diir bu gàtt ñu signé contrat yëpp tey gis ngeen ni ouvrier yi ñu ngi préparer chantier yi liggéey bi dina toll ci ñaar fukki weer ak ñeent te fii ba mise en service bi ñu ngi ko séntu 2020 incha allah. may fàttali ne ay conduite la maanaam ay tuyaux yoo xam ne gis ngeen nii mu nekkee suñu ginnaaw bi ci gën a yaatu 1m60 la xam nga kon buñ ko gasee lu mu jël en plus du weesu 5 mètres de largeur donc du ay tool yu ñu nangu wala ay garab yu ñuy fàq nañ nit ñi def attention de garder mesure. projet bi conduite la buy jógee Kër Momar Sarr ci usine bu bees di indi ndox moo xam ni li Sénégal di produire tey li ñuy defaraat tey dina ko ëpp muy KMS 3 tuyaux yi ngeen gis fii suñu ginnaaw mosuñu koo posé Sénégal. donc projet bi li ci intéressé Thiès mooy fii la mbànd yi nga xam ne mooy tas boo leen demee ci kanam peut-être dinañ ko gis léegi yi tas ndox mi yi jëm côté Mbour yi jëm côté Diamniadio yi jëm côté Lac Rose yi jëm Ndakaaru ak yi nga xam day dem ci Thiès ci réservoir yi nekk Polytechnique fii la ñuy tasee yooyu gisat yooyu bu la yi ngeen di gis beneen projet la boo xam moo tudd PAMI bokk la sax KMS 3
donc li ci am solo rek mooy emprise bi nga xam ne fa la projet bi jaar cabinet bi liggéey nañ ci ñu xayma ñi mu laal kuñ ci laal lu mu yaatu du mat juróomi mètre ci sa tool xam nga du ay tool yu ñu jël mais dafa neexaay boo xam ni comme on dit nit ñi plus muy neex plus ñuy gën a bëgg nag wax fu dëgg yàlla parce que ñun bari na ay projets yu ñu piloté mais nii ñu leen dampee mosuñu ko dampee yooyu ndàmpaay mi nag lu yemb la njëg yi neex na dem na ba waxuma waxu suuf si sax mais ku ci amoon garab guy meññeef ga sax dañ la koo fay. ndax loolu waxtaanee woon ngeen ko laaj. mais y a eu tellement de rencontres chef de village projet bi du lu yees de depuis 2016 peut-être nit ñi couvrir nañ ko chef de village yëpp dajale nañ leen waxtaan ceeg ñoom commune bi nga xam ni mooy Fandène accompagner ñu pour l'essentiel en tout cas Thiès ñu yëg ko parce que ville de Thiès fi mu duggee fii dafa laal forêt classée moo tax nit ñi yëguñu ko mais principal waxtaan dañ ceeg ñoom fekki leen recenser dajale leen sa képp kuñ ci fay ñëw nga sa bopp yow nga signal sa bopp. forcé wuñu kenn ni signal maintenant nag bu fekkee da ngaa def sa calcul daal di yaakaar ni doon nga war a jot lii jotoo loolu peut-être sa xol dina xaw a nga sant si sa tuuti. mais amul kenn ku ñu fi diggoon juróom tey ñu jox ko dërëm. waaw non du dikk maanaam dañ naan ne lii la ñuy fayee buñ ne am nga garabu mango ñoo ngi ko natt par exemple si juróomi junni mais bu amee production at mu ne daan la ci yokkal nangam waaye bu sa garab ay la yéwén buñ fa fekkul garab giy meññ muy garab gu ndaw mais mënuñu fay perte de récolte loolu rek moo ci nekk mais dikk moom. comme ni ma ko waxee ku ci manti nekk da ngaa signé d'accord forcé wuñu kenn amul kenn koo xam forcé nañ la ba ngay ñëw yaa signé d'accord ni lii lañ ma war a dàmpee ñu ñëw monter dossier bi yónnee ko chèque bi ñëw ñu jox la ko chèque tay bi nag 20 nit la ñu jël jox leen chèque à titre symbolique mais ñetti téeméeri nit ak juróom-ñetti fukk ak ñett yaakaar naa bu ma juumul mooy ñi concerné département de Thiès ma fàttale ne également projet bi nag du département de Thiès kese dañoo baax rek président baax peut-être compte tenu position bi nekk Thiès mu ñëw di ko lancer mais usine bi Kër Momar Sarr lay jóge dugg Louga dugg Kébémer dugg Tivaouane ñëw Thiès et biñ koy lancer déjà ci partage bi amoon Dakar pap yi nga xam ne ñoom concerne ñoom ñëwaloon nañ seen i bopp ci seen i kanamu ndaataangoo ñu wax leen li ñuy fay ñu ni lii daal bu ñu sañoon muy yàgg di am projet yi mel nii ñun sax moo ñu gën a noppal parce que gis ngeen fii am na yeneen projet yoo xam ne da ngeen dégg ay marché ay coow mais bii moom wax fa dëgg yàlla ci kattanu suñu borom yaakaar nañ doon ci dégg dara